asalaamaaleykum mbokk internet yi seetaan seen Focus TV dalee nag jàmm tey nag dañu am entretien spécial ak ki nga xamante ni moom moo di monsieur Malal Diallo fii nga xam ne moom moo di si Djiddah Thiaroye Kaw mu nekk conseil municipal ci mairie bi dañu koy bàyyi mu nuyoo ak téléspectateurs yi monsieur Malal ñu ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay nuyu di nuyu aussi équipe technique bi nga àndal yëpp di nuyu aussi téléspectateurs yëpp ñu ngi seetaan. d'abord ñu bàyyi la nga présenté wu kan mooy monsieur Malal Diallo. bon man maa ngi tudd Malal Diallo Picc maa ngi nekk à Thiaroye ci village traditionnel bi nekk ci commune bu Djiddah Thiaroye Kaw aussi nekk fii conseil municipal ci Benno Bokk Yaakaar APR. lan moo waral Malal Diallo Picc. bon xam nga souvent Sénégal moom bu nekkee ne bu ñu la tuddee nit dañ lay tofantaloo sa turandoo maanaam bu dee dañu jël sa tur teg ci sa tur waajur comme Diallo Picc mooy sama waajur moo tax ñu naan Malal Diallo Picc noonu la demee. Malal Diallo Picc tey ñuy waxtaanee li nga xam ne moom mooy Djiddah Thiaroye Kaw tey ku wax Djiddah Thiaroye Kaw kenn mënul wax maire te waxuñu conseil municipal en tant que conseil municipal lan mooy rôlu conseil municipal ci gox bi mu nekk. waaw xam nga un conseil municipal maanaam yow maire nga ci sa quartier bi nga nekk maire nga ci sa parti maire nga ci sa coalition mais ginnaaw bi nga nekk maire aussi parce que maire bi d'habitude Sénégal dañ naan ki nekk maire rek mooy maire déedéet liste buñ ko defaree ba pare képp koo xam ne yaa ngi ci biir liste bi maire nga ci gox bi maire nga ci quartier bi nga xam ne moom nga jóge lu tax maire nga mooy conseil yi ñoo daje tànn ki jiite mairie bi donc ki ñu naan monsieur le maire mënta nekk maire te nekk conseil municipal mënta nekk maire te conseil yi nga xam ne ñoo composé coalition yëpp ba mën a tabb ñoom bu ñu toogee siège ci conseil bi dañu tànn kii jiite mairie bi donc moo tax man la conseil municipal maire nga ba pare un conseil municipal ginnaaw bi nga ko nekkee da ngay delluwaat ca la fal mooy nga dellu ci quartier bi nga xam ne fa nga nekkoon di jëflanteeg sa waa quartier ñoo xam yan critère la ñuy jël ba mën a jàpp ne kii kat buñ ko jàppale bu gañee liste bi mu nekk dina mën a quartier bi mën na am ci moom yaakaar parce que bu ñu fàtte ne dafa am loo xam ne état du Sénégal daf ko warloog askanu Sénégal waaye daf koy jaare ci ay institutions yu mel ni collectivité locale mairie donc yow boo bëggee ne man kat ñu dëkk sama quartier la ñu contribuer muy dem ci keesu état du Sénégal la ñu contribuer muy dem trésor ci li nga xam ne mooy keesu mairie bi man kat am na nu mu war a taxee ba ma doon seen loxo doon seen kàddu doon seen tànk ba mën di ko jëli di ko indiwaat ci biir quartier bi loolu pour nga mën ko def nag da ngay am formation bu baax mooy nga xam naka nga war a taxawee naka nga war a def ba xool sa quartier ñaata pot lampe moo fi nekk ñaata pot lampe yi angle bu nekk bu lampe bi tàkkul war nañ la ko mën a signaler nga yeggee ko service technique bu mairie ñu mën ci jël seen matuwaay defar ko souvent ñun duñu xaar loolu dañu jël suñu xaalis rek dajale ko ci benn kees bu lampe yàqoo ñu woo technicien mu defaral ñu parce que lu ci bëri ci fii suñu quartier yi maire bi du ko def donc yu bëri duñ ko ci xaar conseil yi dañu am ay conseil de quartier bu amee conseil municipal mi ngi ci biir donc foofu dina mën a jukki li nga xam ne ay jafe-jafe waa quartier bi la bu dee sécurité lampe lañ lay wax bu dee santé poste santé bi fi nekk c'est am na garab am na noo ci war a taxawee ba maire bi boo demee conseil nga ne poste santé bu nekk tel quartier dafa war a am garab amul garab wala dafa war a am ñu ko war a ñu war a am gardien amul gardien wala nga xamal conseil bi moment boobu du maire bi ngay waxal mais conseil bi ngay waxal ñu bàyyi xel sa quartier parce que dafa am ay cimetière yu nekk foofu gardien bi dañ ko war a fay am lu mu waraloon mairie bi bu yembee bu yembul sa taxawaay la war a doon li nga xam ne mooy école bi nekk sa quartier muy école privée comme muy école publique parce que ña fay jàngee ay doomu quartier bi lañ yooyu conseil bi da ko war a xam ba boo amul formation bu baax boo ci bëggee solution sa doo ko am donc loolu moo tax un conseil municipal war nañ leen di former tàggat leen ba ñu xam seen mission
mais malheureusement conseil yu bëri pour ñoom mission politique la ñu am naa dafa demal parti bi ñëw rendre compte parti bi fekk askan wi moo fal sa parti ba coalition bi mën a gagné nga nekk conseil municipal loolu moo tax vraiment lu bëri muy sooxe ñu bëri dañu nekk ay conseil municipal du ñu amal njëriñ seen quartier ne serait-ce que information sax da nga ko amee waa quartier bi ak ay orientation nga leen defal ay proposition yoo xam ne buñ ci sukkandikoo quartier bi mën a am développement. kon su ma déggee bu baax conseillers yi ñoom ñoo war a gën a mën a xam gox bi ñu nekk sax que maire bi ça veut dire que tey conseil bi moom moo war a gën a mën a xam kan moo adéquat pour mu teg ko ci commune bi mu nekk. xam nga maire bi tey lu mu xam lu bëri dañ koy xamal tey par exemple am nañu 66 quartiers 66 quartiers bu ñu yeewoo suba la fay xew quartier yëpp ginnaaw suñu borom kenn mënu ko xam li nga mën a xamee rek mooy ay nit ñoo xam ne dañoo ñëw ca conseil ba di yeggee jafe-jafe askanu seeni quartier yi ñu fanaanoo ak yi ñu yeewoo ak yi nga xam ne moom la ñu yendoo donc un maire lu ci ëpp solo aussi mooy nga am administration bu baax parce que administration bu baax mooy tax quartier ba ku bind lettre rek bu ko joxee conseil bi bu demee ci administration mairie bi déposé ko bu ko defee mu càmbar li nga xam ne ay courrier la xool lu mu ci war a def mu def ko mais malheureusement fii lu gën a sooxe mooy administration bi donc boo demee Djeddah Thiaroye Kaw amul administration ka fa nekkoon dafa jàppanteeg maire ba ñu mujj ci justice donc foofu mënoo fa xaar lu bëri ba tax na collectivité locale dañu war a gën a jox gëdd conseil municipal may wax aussi ñi nga xam ne ñu ngi nekk compétition war a uti conseil municipal ñun de suñu programme bi ñu def ci suñu coalition Benno Bokk Yaakaar ci suñu ay budget sa prévoir nañ ci former ñi nga xam ne mooy conseil yi ci diir bu nekk buñ ko mën a def at bu nekk ñu former leen buñ ko mën a def at bu nekk ñaari at yu nekk ñu former leen parce que lu bëri dafay am ay réforme lu bëri dafa am ay changement te bu réforme amee changement am dafay jaadu ñu former waat conseil ba ñu méngoo doxalinu jamono mën a nekk en phase ak jafe-jafe askan wi ci li ko loi bi prévoir mooy waral ñun par exemple nekk nañu fi 5 ans 7 ans ci mairie bi mosul am activité formation parce que maire bi jàpp nañ ñi mu àndal bu leen formé ñu xam danañ ko sonal ci muy jubal di yoonal mais boo narta def lu baax noonu jubal doo yee ñi nga àndal doo leen wan nu ñu war a taxawee doo leen wan ñuy càmbar sa yorin ak ñoom seen yorin ci mbirum quartier yi pour ëllëg jafe-jafe askan mën a saafara mais fàttaliku ma benn yoon boo xam ne def nañu formation boo xam ne pour tàggat conseil ci mbirum yorin ak doxalinu commune ci commune bu Djeddah Thiaroye Kaw. est-ce que jàppoon ni tamit différence boobu li koy waral mooy peut-être maire bi ak conseil yi bokkuñu parti yu ñu bokk est-ce que yu mel noonu du indi ay différence parfois. gis nga bu ñu xasee toog conseil municipal amatul parti amatul coalition amatul xeet amatul waaso amatul yooyu yëpp xam nga lu fa am man kat conseil municipal la askan wi laa fi war a nekkal loolu da ngay am grandeur am benn leadership am benn aussi am benn gis-gis boobee am loolu mooy waral nga fàtte sa bopp fàtte sa parti fàtte sa xeet fàtte fi nga bokk fàtte sa waaso nga nekkal fa commune bi loolu moo nekkul ci ñu bëri loolu boo ko fàttee rek boo fa toogee même bu amee kër goo xam ne dafa daanu da nga ko war a annoncer conseil bi ne diggante bi ne am na kër gu daanu woon tel date ba bëgg vraiment conseil municipal bi ngeen yëg ko ngeen jël seen matuwaay ndax bëri na kër yoo xam ne seeni dal léegi mu daanu ndax loolu commune bi am na ay services techniques yoo xam ne war nañ mën dem génne ñooñu ay locataires ne borom kër gi sax nangu fa dëkk ak njabootam di ko louer ay étrangers ñu fay dëkk yooyu dama koy wax conseil municipal malheureusement du am benn suite man maay mujj saisir le préfet directement pour mu jël ay matuwaay am ci kër yoo xam ne dafay jékki-jékki rek daanu yooyu par exemple dafa bëri fii am na yoo xam ne côté bassin yi par exemple bu demee ba jéggi dayoo mais loolu conseil da koy porter dem ca conseil di même bu maire bi deful sax mais da nga war a am noo taxawee ba waa sama quartier xam ne yow de jël nga seen métit yóbbu nga ko fa nga ko war a yóbbu wax nga ci la nga ca war a wax ëllëg danañ xam ne yow de lan la doon doyee mate nga ko te doxi nga ko donc mbirum parti moo sonal nit ñi comme li ma wax sànq souvent dañuy toog ne way monsieur le maire kontaan nañu waa quartier bi kontaan nañu nangam yooyu lañ fay nekkee léegi bi mandat bi jeexee yow bi doon ne sa maire
sama waa koñ kontaan nañu yóbbu ko sa quartier ba mu demee benn quartier dañ ko yuuxoo ça veut dire que durant yi mu fi nekk yëpp benn waaye da ko ne yow xaw ma la mosuma la gis ci quartier bi. donc maire bu mel ni Cheikh Dieng par exemple mën naa jël ci mon exemple keroog bi ko waa Mesere di yuuxoo maire bu ne nañ ci war a def jàngat pourquoi ma ñëw ci koñ bi ñu may yuuxoo te ma nekk seen maire pourquoi ma ñëw ci koñ bi ay nit di jël baat bu ñaaw di ko teg sama kaw ay nit taxaw ne kii de mosuñu ko gis kii de am naa 43 ans mosuma gis maire bu mel nii yooyu dañ ci war def ay jàngat parce que loolu dafa nekk lu am solo tey jii quartier boobu leer na ko ni ñooñ duñ ko foteel parce que conseil ya fa nekk mosuñu ko ñëw di ko wax la jëriñ quartier bi la leen di jëriñ ñoom mi mu bokkal parti rek nañ ko doon wax donc loolu malheureusement suñu responsable duñ ci bàyyi xel duñ ci def benn jàngat waaye askan wi am nañ fulla am nañ fayda yàkkamtuñu dara it weer bi Cheikh Dieng par exemple ak maire yu bëri xamul ne dana ñëw parce que amul benn pal bu sax pal boo gis da nga mën a foolee ko lu dul par suñu borom donc ñu ngi jëm élection kay gañ yàlla xam waaye maire bu ne boo peesee sa bilan war nga xam di nga faluwaat wala doo faluwaat mesure rek ñaata quartier nga defar ban bilan nga defar ban école nga defar ak foo ko def ak noo ko defee ak ban anam nga ko defee ñaata poste nga def noo ko defee ban anam nga ko defee ñaata structure culturelle nga defar ak ban anam nga ak loo def loolu boo ci peesee sa bopp rek soxlawul ngay dem di jëli waa Parcelles waa Ndar waa Dakar waa Diourbel monte ay dossier dama leen di may ay bourse ngeen jàngee sama école après nga transférer leen ñu mën la voter parce que jàpp nga ne waa dëkk ba duñu la voter donc boo gisee maire yu bëri di daw di uti ay transfert ñoo xam ne dëkkuñu fi transférer leen pour ñëw di voter fii parce que dañoo bëgg falu kon ne di sàcc alalu askan mi mais bëgguñu falu pour defaral askan woowu dëkk foofu. est-ce que da nga jàpp ni tey Cheikh Dieng mi nekk ci mairie bu Thiaroye Jidda Kaw ba mu dafa bokk ci ñi nga xamante ni ñoom tam dañuy uti ci ñeneen pour transférer leen pour ñu ñëw voter fii. non loolu ñëpp xam nañ ko ñëpp xam nañ ko am nañ 4000 et quelques transferts yoo xam ne ñoo bindu ci fichier bu bees bi Djiddah Thiaroye Kaw ñun bind nañ ci ñu bëri macha allah am na ñeneen ñu bind mais moom ñi mu bind yëpp ay transfert la xam nga ma wax la dara Cheikh Dieng dafa ubbi benn école ba tudd docteur Cheikh Dieng mu dem yóbbu ko ak ginnaaw raay mu ubbi ko foofu xam nga lu tax a jóg école bi da koy jël mu ne yow Aïda yow Ngóone yow Samba indil leen ma seen doom yi ma may leen bourse dem jàngi xam nga ban école lay jàngee nga indi sa dossier kii indi dossier militant indi seen dossier ñu dem feneen ak feneen bind ko ci internet ñëpp ñëw may ma bourse ci ñëpp bu ñëpp ñëwee nga monté ay dossier nga jël sa benn directeur nga teg ko fa bu monté dossier bu ci nekk mu bind école Cheikh Dieng commune bu Djiddah Thiaroye Kaw may na la bourse 1 an wala 2 ans yow mais école ba mu bi filière yu bëri lay def filière yooyu muy def ci 100 dossiers yi 80% yëpp dina mën a jànge foofu bu ko defee directeur bi ne foofu monté dossier yóbbu trésor fay ko xaalis mais xaalis boobu ñu leen fay xaalis la bu ñu voté pour ay étudiants ak ay élèves Djiddah Thiaroye Kaw waaye moom xale yi mu koy jox dëkk yu Djiddah Thiaroye Kaw bokk ñu fi Djiddah Thiaroye Kaw amelu leen ko mais lam ci jublu mooy détournement d'objectif mën a jëlee xaalis bi loxo bi récupérer xaalis bi jëlee xaalis bi mën ko récupérer loxo bee mais ubbiwul école bu doon da ko ubbi pour Djiddah Thiaroye Kaw bëri na foo mën a ubbi école ña fa nekk ñëpp directeur ba ci ñëpp fii lañ dëkk fii am na école privée bu doon pour askan wi la fii dañ koy ubbi mais ñu ngi ko ubbi ak ginnaaw raay tuddee ko docteur Cheikh Dieng tey ku leen audité gis di nga gis ni lu bëri ci école boobu dafa am lu mel ni ay dossiers yu monté ci ñoo xam ne dëkkuñu fi seeni doom dëkkuñu fi étudiants yi dëkkuñu fi et pourtant moment boobu suñu élèves étudiants yaa ngi sonn fu mel ni Sagna School par exemple ñaata génération ñoo fa génn xale bi dàq jàng tey Sénégal 3e 2e xale bi dàq jàng Sénégal à Diourbel
mais kii moom moo ko wax principal bi ñoom Sagnam ñoo ko doon jàngal mu nekk école d'excellence ak ñoo ne fii pourquoi mënuñu woon ubbi école bi fii mais parce que seen objectif du xale yi am ay bulletins yu baax du xale yi am compte bu nu mën a jàngee mooy nañu mën a détourner xaalis bi di ko def seeni compte pour enrichir te loolu askan wi xam nañ ko beneen bi mooy bu ñu paree ci bourse yi xale yooyu ñu bind dañ lay exiger na la da ngay ñëw bindu école 27 pour ëllëg nga mën a fal Cheikh Dieng docteur Cheikh Dieng ñooñu la ñuy jël transféré leen Djiddah Thiaroye Kaw pour ñu mën a ko voter mu nekkaat fi di mën a jël suñu xaalis. maanaam daal dafay campagne ci kaw ndoddu xale yooyu muy doon muy xale yooyu am nañ fi ñu dëkk dañoo am droit voter fi ñu dëkk mais loolu boo gisee loolu man ni waa Djiddah Thiaroye Kaw laay wax bu ñu nangoo ay nit jóge feneen fal seen maire muy jël seen xaalis di ko yóbbu loolu ñoom ñoo koy yëg loolu Malal du ko yëg Aïda du ko yëg Massamba du ko yëg Djiddah Thiaroye Kaw ñoo koy yëg mën nga toog 7 ans gis élèves yi ñu ngi fi yow yaa ne woon dañ leen jëndal bus ana bus bi dafa indi njëge jaay étudiant ne ko non conseil municipal dañoo voté pour nga jëndal ñu bus mais du ñu nangu nga fi indi lu mel ni ay jël leen njëge jaay da ngay indi juróomi dërëm non. beneen côté économiquement wala ci côté sanitaire bi est-ce que moom taxaw na ci taxawaay bi war. man dama koy wax sax souvent man leen même avant émission bi doon am baaxoon na ngeen dem fu mel ni poste de santé bi den ak mairie bi moom mairie bi ñoo den ngeen laaj ICP bi est-ce que am nga ambulance est-ce que mairie mi ngi lay fayal gardien est-ce que mairie mi ngi lay fayal ñiy bale est-ce que mairie mi depuis combien d'années indiwu fi médicament loolu dafa baaxoon ngeen def ko bu ngeen fa jógee ngeen dem poste santé sant yàlla bi dana armée ngeen laaj ko est-ce que mairie mi ngi lay lu mu warloo ngeen mu ngi koy def bu ngeen paree bu ngeen ñëwee émission su Malal waxee di ngeen mën a xam wax na dëgg wala waxul dëgg parce que tey loo wax rek dañ naan affaire politique la àndul ak maire bi dafay xeex maire bi neneen lañ koy interpréter mais un journal. mais est-ce que du loolu tamit parce que. yow yaa ngi nekk directeur campagne bu moo duggee bi nga xamante ni yéen a bokk parti. yàgg naa ko wax boobu duma directeur campagne li may wax sama ko wax sama akolaay taala directeur campagne fii la yem dama bëgg nekk jullit bu baax bu ma jàkkaarloo suñu borom ma siggi am yërmandeem mën a dem dugg àjjana man samay kàddu taxul Cheikh Dieng foolee ko samay kàddu taxul sama candidat falu samay kàddu dafa war a tegu ci dëgg ak njub ndax ñi may waxal samay nawle nañ waxuma leen wax ay fen wala waruma leen wax la nga xam ne moo safaanoog dëgg donc yooyu dafa mat a bàyyi xel yow pendant 5 ans joxe woo subvention élection des 1 mois nga ne ASC bi am subvention bi wala la presse parce que journalistes yi am nañ fulla gu day ne la monsieur le maire édition bi nga def depuis combien d'années yaa ngi koy def journaliste dina la laaj ne ak ñaata nga joxe journaliste dina la laaj yow mosoo subventionné la zone 3 pourquoi ren nga subventionné zone bi. est-ce que def ko ci sutura du mooy lu ko gën a. sutura yow dénk wuñ la sutura dañ la dénk ay compétences ne la kat ëllëg lépp loo ci def ko ci journal officiel commune bi jox ko la presse ñu xam ni kat alalu askan bi nga jël def ko ci lii def ko ci lii bu bëggee politique day wala mu bëgg meeting day woo la presse parce que xam na ni bu ko waxee journaliste ne ko élection yi moo tax nga jël subvention te loolu ñëpp xam nañ ko ASC bu nekk ci quartier bi ñu koy voter 7 millions par année compte administratif wane ni xaalis mi ngi génn mosoo leen ko jox tey nga ñëw élection yi fekk 1 mois la nga génne 100 000 francs nga jox leen te moment boobu Amadou Diarra ma ngay joxe 1 million ki nga xam ne moom mooy Issakha Diop mi ngi joxe 750 000 ak 250 000 matériel muy 1 million yow joxe woo lu dul 100 000 francs par ASC lan lay nduroon politique lañ koy jàppee. est-ce que dépendrul tamit ci keesu mairie bi est-ce que attan na ay 1 million tamit. fonds de dotation yooyu du sax keesu mairie état mooy jox benn xaalis la jeunesse loolu bu ñëwee dañ koy prévoir ci budget bi comme ni ko yoon waxee mais ñoom ci lu ci bëri loolu la ñu sukkandiku pour mën a am xaalis donc loolu nit ñi xam nañ nu mu demee malheureusement tey pour les lieux de culte ñun dañu voté 5 millions par année pour jàkka yi jumaa yi église yi ak bërëb yu mel ni armée yi 5 millions par année et pourtant compte administratif wane na ni xaalis bi génn na et pourtant imam boo laaj mun la suñu jàkk mosul jot dërëm ma saisir association des imams yi Djiddah Thiaroye Kaw
seen secrétaire général mu ne ma bu fi ancien maire Aline Badara ñu nekkoon seen jàkkee nañ am 40 000 francs mais depuis que Cheikh Dieng ñëw amul benn jàkk bu ne am lii kat jàkkee ñoo ko moom loolu seen association bi ñoo ma ko wax donc yooyu mën nañ ko firndeel moom pour wax la du ay waxu politique ay mbir la yoo xam ne mbirum doxalin la mbirum yorin la. ci mbirum yorin boobu noonu est-ce que tey ak seen programme campagne bi nga xam ne moom ngeen tëral est-ce que pare ngeen pour yooyu nga xamante ni mooy faay yi ngeen fi fekk yëpp ngeen mën ko dindi bu fekkente ni Modou Gueye moom ngeen teg ci mairie bi. programme candidat du Modou Gueye moo ñëw rek ne lii lay def dañoo xool dëkk bi seeni jafe-jafe quartier bu mu dem ñu ne ko ñun de par exemple Léona dañ ko ne zone Minam Léona Bagdad dañ ne ñun Roi Baudouin daf ñu sori Dominique sori ñu dañoo bëgg poste santé mu prévoir ko ci programme ne su ma faloo zone boobu dina am poste santé mu nekk 3e poste santé Djiddah Thiaroye Kaw mu am ay xale yoo xam ne dañu côté Jalooré am ay espace public ne ko ñun de dañoo bëgg suñu case de santé bii nga xam ne depuis 1989 mi ngi fi te résultat yu baax lay def dañoo bëgg espace libéré ñu defal ñu ci benn case bu moderne dañoo bëgg suñu espace bii nga xam ne moom la Jalooré am mu côté Moustapha dañoo bëgg terrain synthétique bu moderne comme ñi am Dakar am lumière am lépp ñi am diabète am tension ci seen médecin di leen conseil sax bu ñu mënee foofu mën na di dem ay doxantu di mën a def ay mbir yoo xam ne da leen dimbal ci mbirum santé xale yi aussi am fu ñu footballé lu jëm ci Gounass Bagdad ne ko bu lu leen ci Gounass Médina Gounass fi ñu frontière ak Magadan ay numaan CFA ASC Jàmbaar ASC Penc ASC dëkkee boor boobu ne ko ñun dañoo bëgg am foo xam ne day am piscine olympique moderne bu local dam day am terrain synthétique day am piscine ci biir pour sportif yi parce que na ngeen xam ne xale yu bëri tey ñu ngi def ay compétition ci mbirum ndox ci mbirum affaire yoo xam ne Djiddah Thiaroye Kaw sax mi ngi ci am résultat yu baax loolu def na ko ci programme bi ci gën a neex mooy aussi képp kuy élève ci Djiddah Thiaroye Kaw ci programme di nga am sa carnet boo xam ne couverture maladie universelle moom dañ koy prévoir ci budget bi xale bu nekk Djiddah Thiaroye Kaw nekk élève di nga am sa carnet assurance maladie boo feebaree nga mën a faju moo gën ñu ne élève bi jàngiwul nañ ko ketal pour mu mën a faju pour mën a jàll école donc yooyu dafa am suñu commune bi donc loolu it bëri na loo xam ne prévoir na ko ak école yoo xam ne moom fii la jàngee ay extension xale yu dëgër yóbbu leen ci kaw xale yu tuuti yi jàngee ci suuf mais ay double flux mi ngi am fii ba tey parce que mairie bi deful benn effort pour jënd sax table banc pour mën a dimbali xale yi mën a jàng donc tey boo demee école 6 ña ngay ket 20 000 par table banc pour mën a renforcer table banc yi et pourtant moment boobu maire mi ngi fi pourquoi enseignants yi di booloo dinañ def ay ket tey école bi nga xam ne moo nekk école 27 tey ak comité bi ma ngay sumb pour tabax beneen salle de classe di ket fu nekk pourtant mairie mën na fa tabax beneen salle de classe pourquoi comité bi mooy dem di ket fu nekk de gauche à droite pour mën a jënd ay ciment suñu candidat yóbbu na fa keroog 500 000 nee na lii maa ne ko jàppale ci ngeen jënd ko ciment dolli ko ci kooku génnee 500 000 ne dolli leen ko ci classe bi ngeen tabax kooku bu nekkee maire du nangu warut a nangu sax comité bi di sumb ay tabax salle de classe ñuy ket de gauche à droite donc yooyu mooy programme yoo xam ne askan wi loolu la ñu xaar ci yow jàppal leen ci seen mbirum feju jàppal leen seen mbirum sécurité jàppal leen ci mbirum culture jàppal leen ci mbirum sport ak compétence yi nga xam ne mi ngi ci environnement ak ëllëg nit ñi mën a faju fi ñu dëkk foyee fu ñu dëkk jarut a dem Dakar sa pour yóbbu sa njaboot ñu mën a foyee wala ñu mën a dem ci yenn espace war na am espace yoo xam ne nit ñi ci bassin bi ci programme nit war a mën a jógee Ndar wala Thiès damay dem Djiddah Thiaroye Kaw xool ni ñu defaree seen bassin da dama gis à la télé donc yooyu mooy loo xam ne mën na nekk te fekk rek ñu gëm ko. est-ce que prévoir ngeen aussi ay financement pour ndaw ñi ak jigéen ñi Djiddah Thiaroye Kaw. pour financement Mamadou Gueye moom inspecteur des domaines la dafa ne man su fekkente nekk naa maire Djiddah Thiaroye Kaw muy salaire bi nga xam ne dañ ma ko génneel ak avantage yëpp dinaa ko jël def ko ci benn banque su ma ko defee ci banque bi daf may wàññil 5 ans yi nga xam ne yoon moo ma fi teg loolu ñaata la xam nga alal lu takku la mu nekk caution pour mu mën ci am financement bu bari mën ko jàppale loo xam ne jigéen ñi nag xale yi loolu benn la bokkul ak bureau FONGIP bureau DER ak structure yu état yi nga xam ne dañuy def bureau financement ak FAISE sénégalais bi nekk diaspora te dëkk Djiddah Thiaroye Kaw
dina am bureau boo xam ne dañ koy ubbi ci mairie bi lépp loo bëgg comme information soo fa ñëwee di nga fekk structure yooyu ñu mën la leeral boo bëggee sax ñu monter le dossier dem déposer nga compétir ñu topp ci aussi ba nga mën a yor sa financement donc yooyu ay mu ngi ci programme bi donc côté boobu daf ñu rassurer ku ne xam ne ni ñu bëri déposé nañ DER waaye du mbirum blanlon waaye mbirum ñàkkul sa projet di nga ko defaree baaxul donc mairie bi day teg bureau boo xam ne da lay dimbali nga defar sa projet ba mu baax boo demee déposé nga am ay chance mën a bénéficier wu FONGIP par exemple boo ñëwee ñu defal la projet ba mu baax boo xam ne ay professionnels ñoo koy defar soo ñëwee mairie defal la ko nga dem déposé en tant que citoyen sénégalais loolu mairie bi waroon na ko defal nit ñi mais lépp loo jàpp ni programme état la rek nga ne naa ko xeex parce que loolu bu sottee dafay ñëw contre man malheureusement loolu moo ñu sonal ba lu bëri mënuñu ko am. est-ce que aussi prévoir ngeen pour mën a yàqu-yàqu yu nawet bi su jotee ak yu muy indi mën meeg yooyu. xam nga équipe municipale bu baax da ngay prévoir lépp moom Modou Gueye candidat état du Sénégal la état bu la tegee daf lay accompagner ki fi nekk état bu indee ay turc pour accompagner commune bi moom day jàpp ne moom la ñu xeex wala moom la ñu accompagner déedéet état ñëpp la fi nekkal donte PDS moo jiite mais gis ngeen turc yi bu ñu ñëwee def réseau assainissement yi dafay jàppande ñoom ba ñu dem seen yoon chinois yi bu ñu ñëwee nga xeex ak ñoom ba ñu dem seen yoon après kan mooy sonn moom du sonn moom ma nga mari sa njabootam mais ñun ñooy sonn donc Mamadou Gueye ci programme su ñëwee dafay def mairie bi mu nekk démembrement état du Sénégal comme ni ko loi santaane tey ONAS su ñëwee day ànd ak équipe technique bi nekk ci commune bi boo xam ne da koy mettre en place ay techniciens ay experts nekk fi ba pare nekk doomu Djiddah Thiaroye Kaw bu ñu fàtte ni Djiddah Thiaroye Kaw am na ay cadre am na xale yi jàngi ba ñëw nekk ay ingénieur pare pour servir seen expérience ci commune bi ñooñu dañ leen di may opportunité ci benn kuréel goo xam ne bu technicien ONAS ñëwee ki ñuy defaral ak ki defar seen ànd defar dafay yomb donc loolu nañ ci sa xel daal di ci daal la xelu askan wi ñun suñu problème bi gën a mag ay réseau assainissement la te ku ne xam ne ni état du Sénégal lu ci bëri def na ko tey bu nit fanaanoon ci école à cause des inondations parce que état bi daf ci réglé lu bëree bëri. tey marché lu bees dafa am état du Sénégal moo koy def ci projet PACASEN état moo ne naa leen jox 1 milliard 300 millions ci juróomi at ci loolu la ñu voté conseil municipal. loolu mun naa ko justifier mais tey bu nee moom moo defar marché bu bees nañu woon ban entreprise la ko jox nañu woon aussi ñaata la ko defaree ci ban rubrique la ko dugal aussi ci budget bi donc loolu question bu may laaj Cheikh ñeena nee na aussi moom moo defar les routes en pavé te di karo yi nañu woon ban entreprise la ko dégg man de am naa document ban entreprise la état du Sénégal jox marché muy defar tëli karo yi am naa document ban entreprise la état du Sénégal jox xaalis boo xam ne PACASEN moo koy financé Djiddah Thiaroye Kaw pendant 5 ans man de am naa document infrastructure moderne yi nga xam ne ay lampadaires la mooy lamp yi tàkk te mu naan moom mooy taal lamp yi ay lampadaires la yoo xam ne 50 000 la commune bu nekk am ci pàcc bi yaatu Djiddah Thiaroye Kaw am ci pàcc bi yaatu loolu président Macky Sall moo ko def am na fu mu dem téye débat mu ne moom moo koy def donc loolu nit ñi aussi dañu am seen fulla seen fayda fu mu taxawate ne moo def lii ñu ko génneel document yi firndeel ni yow yaa ko def parce que suñu xaalis dañ la koy jox pour nga defaral ñu defoo ci xaalis askan wi ngay mbubboo ay programme état ne man maa def lii donc loolu aussi lu ñuy ñaawlu la. sa kàddu bu mujj. kàddu bu mujj mooy di leen remercier Sagna School ak waa Focus vraiment di wax ni day ñaanal yàlla seen projet année 2022 mu nekk année bu rafet année bu baax ngeen dem ba am ci télé bi gën a mag ci Sénégal rawatina ci àdduna bi te ngeen yokk góorgóorlu xam ne année bii di ñëw année ndaw ñi la donc comme ay ndaw ngeen aussi def projet mel nii nañ ci ñaanal yàlla réussir ak succès bu bëri. merci beaucoup. Merci.